juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru marax yi li ci gën a fës président Macky Sall sàkku ci kër liggéeykaay ci mel ne douane ñu gën a góorgóorlu ci recette budgétaire yi nga xamante ne ñu ngi koy jox nguur gi ndax bu koppar yooyu amee solo dina tax ba suñu réew du xaarati dara ci biti réew dina it mën a dooleel suñu koom yi les kàddu nag mu yëkkati ko ci conseil présidentiel revue annuelle conjointe bi ñu doon amal tey ji ci suba ca palais de la république nañ ci ànd ak Alassane Ba déclaration de politique générale bu njiital jëwriñ ñi Mohamed Boun Abdallah Dionne dinañ ko amal ni ki ëllëg ci talaata ji ki fi nekkoon député di Aminata Diallo sàkku ci ñi ngànk nguur gi ñu bàyyi député yi bëgg a jël kàddu daal ñu bàyyi leen ñu wax li ñu bëgg wax ndax loole it bokk na ci démocratie keneen itam ku fi nekkoon député di Abdoulaye Ndiaye moom jàpp ne ay jéego yu am solo am na fi diggante bi fi Mohamed Boun Abdallah Dionne njëkkee woon a def déclaration de politique générale ak léegi moo xam ci xëyum ndaw ñi ak yeneen i poñ dañu wax itam ci wàllu dem beek dikk bi ak aéroport international Blaise Diagne dina ubbi ay buntum fileek ñetti fan njëg yi nag ci taxi yi nga xamante ni dinañ bàyyeekoo AIBD jëm moo xam Mbour fii ci Dakar Mbodiène wala feneen njëg yi xam nañ ko bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Oumar Gueye jiite doon directeur des transports li mu xam ne nag moo di njëg yi la yoo xamante ne daanaka abordable na mënuñu woon am daal lu ko gën dinañ wax itam ci wàllu tàggat yaram ak athlétisme Amadou Diaba moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xëccoo poste président fédération sénégalaise d'athlétisme fësal na candidature am mu am nag ñoo xamante ne taxaw nañu dem ngir rek gunge ko ci liggéey bi ndax jàpp nañ ni poste boobu lu mu yeeyoo la mbokk yi ponk yaa ngoog nes tuut ñu yaatal ko. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko junjee doore kook lu soxal wàllu koom ak président Macky Sall mi sàkku ci kër liggéeykaay yi nga xamante ne ñoom ñooy dugal ñooy indi bokk koppar ci mel na douane ñu daal di gën a góorgóorlu ci seen liggéey ba koppar yi nga xamante ne dinañ ko indi recettes yi ñuy xaar ci ñoom am solo lool ndax bu boobaa suñu réew dina am yu bëri yoo xamante ne dina ko mën a matale yooyu le kàddu mu yëkkati ko ni ki tey ci conseil présidentiel bu revue annuelle conjointe bi ñu doon amal moom président Macky Sall jàpp ni itam ay jéego yu am solo am na ci suñu wàllu koom yooyu le kaddu tukkee ci président Macky Sall tey jii ci suba Alassane Ba ak Thierno Laurent Mendy ñoom ñooñu fa teewaloon bu dee élément bi yemb na ñu daal di koy teewlu. mu mel na élément boobule dinañ ci ñëw léegi président Macky Sall ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ne mi ngi xaar daal recette yu am solo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a dugal koppar jox ko nguur gi su ko defee yenn projet yi ak itam doxalinu réew mi ñu mën ko matale yooyu le kàddu ni ma ko waxee mu yëkkati ko ni kuy tey ji ci suba bu dee yembut ñu dikkaat ci moom président Macky Sall ak Alassane Ba Thierno Laurent Mendy mi ñu teewaloon tey ji ci suba ci conseil présidentiel bu revue annuelle conjointe boobule ñu doon amal njiital jëwriñ yi di Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu koy xaar ni ki ëllëg ca pencum ndawi réew ma ngir ab déclaration de politique générale bi mu war a amal loole nag jàpp leen ni kii nga xamante ne moom moo di Aminata Diallo nekkoon fii député nee na nag war nañu bàyyi député yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk assemblée nationale moo xam ci kujje gi ak feneen li ñu bëgg wax ñu wax ko ndax loolu it bokk na ci démocratie te jàpp nañu ne te wàllu xëyub ndaw ñi am na lu bëri loo xamante ne nguur gi war na cee góorgóorlu keneen itam ku fi nekkoon député di Abdoulaye Ndiaye moom lu mu xamle moo di ne ay jéego yu am solo am na ci wàllu woowu dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. yaakaar la amoon gannaaw déclaration politique générale gi amoon ci atum 2014 lu wees ñot at ak léegi Aminata Diallo ne nag yaakaaram daal xaw na tas ndax lu bëri des na ci la nga xam ne ni nguur gi diggee woon na ko lu jëmit ca assemblée nañuy jëlee kàddu ñoom député yi
am na it lu mu ci bëgg. na premier ministre mii di chef du gouvernement bu ñëwee war nañu may ku nekk ku bëgg a poser question ñu wax ak moom directement mu tontu loolu mooy ñuy jëmale kanam loolu mooy rupture bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar. emploi du li OTA joxe doon mais conditions yi il faut nga teg ko mu am ay entreprise mu am agriculture boo xam ne dina tax ba xale yi mën ca dem donc loolu yëpp dafa am processus donc processus boobu il faut que ñu gën ci liggéey ci au Sénégal. Abdoulaye Ndiaye ne ci APR moom rafetlu exercice gi nga xam ni premier ministre defoon na ko ci 2014 doonoon gu njëkk sax mu koy amal di xamle it na lu jëm ci mbirum xëy ak sax mbay mi nguur gi lu bëri def na ko. léegi li ñu war a mun wax léegi mooy est-ce que nos écoles de formation filières yi ñuy utiliser est-ce que adapté wu na ak besoin population bi ak besoin du milieu. La deuxième chose tey formation qualifiante manqué na ci xale yi parce que xale yu bëri yi boo xam ne dañu bëgg ut liggéey boo leen laajoon ban qualification la ñu ne la amuñ qualification boo leen waxee ban niveau d'étude la ñu ne la suñu njàng soriwul kooku noo ko mun a ut boo ko utal liggéey ci ban façon liggéey nga ko utal voilà des questions profondes. plénière gi ñuy amal talaata gi nag liggéey bi war na gën a am solo te it yëkkati xar kanamu assemblée ñu xamle ko. képp kuy jël parole mu wax na wax bi teginiw na wax argumentation bañ a viser doomu aadama mais wax li nga xam ne mooy njëriñu réew mi. parce que am na foofu ay personnalités yu bëri am na ay anciens ministres d'anciens directeurs ay beaucoup d'intellectuels ñooñu am nañ ci yaakaar parce que gis nañ ne plénière yi moom wax dëgg yàlla niveau bi man bii paa ni ma ko gisee niveau bi yëg na bu baax a baax. premier ministre jàkkaarloog député yi ci talaata gi mu doon liggéey goo xam ne nag war na amal njëriñ askan wi doon lu ñu xamle ñoom ñi ne woon député. Mame Birame Diouf secteur privé national bi ñoom it ñu ngi xaar lu am solo ci boobu les déclaration de politique générale li ñu bëgg moo di nguur gi bàyyi leen xel bu baax a baax gën leen a dooleel ci projet yi nga xamante ne am na ko ngir réew mi ay coppite itam ñu ngi koy xaar bu ñu sukkandikoo ci bay di añ kenn la ci ñoom yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Alassane Ba. politique générale bi kooku premier ministre bi suba la koy def kooku moom mooy déclaration bi muy def tout le temps ñun secteur privé li ñu si séntu rek mooy li ma wax ni sànq rek mooy maanaam naka lay secteur privé Sénégal gën a di am doole tout le temps naka lay gën a nekk si affaires yi gën a am structurant yi bien sûr ubbeeku kenn mënul wax da ngay tëju mais ñu seet gouvernement bi ak secteur privé bi naka la ñuy gën a mën a ànd pour gën a dooleel suñuy secteur privé gën a dooleel suñu dëkk. recette yu am solo loole le président Macky Sall di xaar ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a matale ngir ab doxalin ci mucc ayib ci réew mi loole nag nee na donte sax ay ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye daal ñu ngi xaar leneen ci ñoom ndax koppar yu am solo yooyu ñuy dugal dina tax rek ba suñu réew dina daal di matale projet yu bëri yi nga xamante ne am na ko ngir moo xam ci wàllu emploi wala leneen yooyu les kàddu président Macky Sall yëkkati ko niki tey ci ab conseil présidentiel bu revue annuelle bi ñu doon amal dañ ci ànd ak Alassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. Sénégal war na mën a génn ci ndimbal njiitu réew mi Macky Sall gis ne lu war a nekk la. Je le dis toujours aux finances. li may wax financier yi lenn rek la saa su nekk mooy nañu xool nu ñu génnee ci ndimbal gi waaye loolu pour mu am faaw ñu xool nu ñu gën a saytoo collecte de fonds yi maanaam xaalis bi dugg ñu xool fu muy jaar. tamit budget bi suñ ci jotee ñu xool exécution bi nun koy gën a doxale mu gën a leer te tamit askan bi mën a gis boppam ci yële budget. Et une meilleure recette donc y a pas de miracle. boo seetloo avancement yi am ci recommandation yu mujj ci conseil bi ñu amaloon daanaka résultat yi li ñu jur yaakaar am na ci yenn réforme yi la ñu war a xoolaat ci lu jëm nag ci wàllu suuf nga xam ne ci milieu rural daanaka dafay faral di jur coow njiitu réew mi sàkku ñuy faral di occuper ay superficie yu ndaw. Si nous partons sur de grosses superficies, ça fait peur à tout le monde. Donc il faut partir sur des superficies plus raisonnables. jàngat gi ma am lenn rek la mooy di suñu bëggee tàmbali ci ay investissement ci suuf si dañu war tàmbale ci yu ndaw maanaam 500 hectares jàpp 1000 hectares waaye nag suñu jëlee ay superficie yu rëy boobaa askan bi dinañ jug dinañ yëngu. ñun lu ñu bëgg mooy bay dundee te loolu nag balaa moo mën a am faw tamit ñu xool nu ñu sàmmee ci sunu suuf si. Notre ambition d'une agriculture moderne
ne peut pas avancer si on ne progresse pas aussi sur le domaine foncier. wàllum boru Sénégal ñu waxtaanee ko fii itam pour FMI Sénégal mi nga xamante ni ci jamono ji dafa nekk ci risque de surendettement faible dafa war a gérer ni muy lebee wante président de la République ñuy rassurer. Comment voulez-vous construire un développement sans dette? Comment voulez-vous construire des routes, des chemins de fer? mën lañu mën a développer woo te duñu leb lu ñu bëgg tabax yëpp mënul nekk te amuñu lu ñu leb waaye tamit lenn rek la ñu war a xam mooy ne leb bi ak lu mu mënti toll ak nu mu mënti demee dañ ci war a am seetlu ndax ñu mën a xam fi mu toll ak tamit nan la ñuy def ba mu bañ ñu ëpp loxo. Commercial, il va de soi que le service va être intenable. Mais tout ça nous y travaillons. ay jéego daanaka def nañ ko ci wàllu secteur électricité njiit réew mi sàkku ay waxtaan am ngir ko war a jëlaat Tigo ci lu jëm nag ci wàllu élection présidentielle yu atub 2019 Macky Sall di dalal xel partenaires yi mu jàpp ne daañu bàyyi xel bu baax ni ñu yore suñu koom gi. aéroport international Blaise Diagne dina ubbi ay buntam alxamis gi juróom-ñaari fan ci weeru décembre tarif yi nag di njëg yi nga xamante ni moom moo soxal taxi yi bàyyeekoo foofu ñëw fii ci Ndakaaru Mbuur Mbodiène wala feneen daal di nañu koy xamle directeur des transports di Cheikh Oumar Gueye jàpp ne ay njëg la yoo xamante ne sénégalais bu ne war nga ci gis sa bopp ndax jàpp na ne cherul dara bu ñu xoolee fi jas nekk ak distance bi nga xamante ne yooyu les taxi dañu koy daw dañuy teewlu ay kàddoom moom Cheikh Oumar Gueye ci micro Chérif Dia. pour man tarif yi cherul bu dee logique économique la ñuy wax rek ak logique sociale ñiy wax dafa cher dañ koy comparer ak lenn xëy na Dakar bu ñuy fàtte ni aéroport bi ci biir dëkk bi la nekk te ci biir dëkk boobu nag même boo doon jëm Yoof gii ngay jëm Yoof ngay dem muy xam ne 1 kilomètre la 5000 francs ngay fay fii nag 47 kilomètres ñun la 13000 francs ngay fay yaakaar naa ni c'est du simple au quintuple boo koy comparer boo ko ramener aux mêmes proportions donc fii li ñuy yóbbu AIBD moo gën a moins cher fukki yoon ak juróom beneen bu mu ciy teg mooy taxi alternatif la taxi nit mooy choisir ni man damay dem aéroport taxi laa choisir jël wala nit wàcc aéroport ni man taxi laa choisir dem pour mu yóbbu ma sama kër wala mu yóbbu ma fenn soo ko choisir nag y a un coût amoon nga choix jël bus ba nga xam ni téeméer la prix bi commencé ba ñaar téeméer wala nga jël navette bus ba nga xam ni bu dee non climatisé 3000 la bu dee climatisé 6000 la donc c'est un choix. arrivée bi kese la. te loolu arrivée bi la ñi nga xam ne ñooy jógee ñoo voyagé wàcc aéroport di dem ci dëkk yi tarif yooyu la ñuy réglementé maintenant boo jógee fii Dakar maanaam jëm aéroport loolu n'importe quel taxi ci biir dëkk bi boo waxaalee moom mu yóbbu la bul yóbbu ci 5000 xayrun bul yóbbu tamit ci 25000 xayrun donc waxaale la. bés bi ñu jagleel ñi amee laago màggal nañ ko ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal rawatina ca Ndakaaru ñu ngi ko doon amal fële ca Rufisque ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy dund ak laago lu ñu bëgg moo di jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel nguur gi taxaw ci bu baax a baax loole la ñu bëgg atum 2018 gi daanaka saafaraam ci jafe-jafe yu bëri loole nag jëwriñ gi ñu dénk wàllu woowu ni dégg na ko bu baax a baax te it li mu xamle moo dina ab conseil présidentiel ñu jagleel ko ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee laago dina am ci atum 2018 gi ñu jëm dañ ci ànd ak compte rendu bu Seynou Thiam bi rajaay ñu jógee fu nekk nag ñii di waay laago yi nag màggal bés bi nga xam ne nii moom lañ leen jagleel fii ci diwaanu Tëngéej mu doon nag occasion ci jiite seen fédération bi nag fësal seen bëgg-bëgg nag jëm ci lii di année sociale 2018 bi nga xam ne nii njiitu réew mi moom moo ko décrété. ministère yu bari ndax problème mu njàng mi ngi ci problème mu santé mu ngi ci problème mu formation mu ngi ci emploi problème mu transport problème mu habitat loolu nag wax naa ko tamit ministre bi d'accord na pour waxtaan ak président de la république ñu def li ñuy wax conseil présidentiel sur le handicap bu président de la république toogee ministre bi toog ñu waxtaan ñu seet secteur bu nekk rôle bi mu war a jouer pour handicapé yi jëm kanam secteur bi jouer ko. gannaaw bu mu ñëwoon présider lii di ndaje mi nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu santé ak action sociale dellusi nag ci politique yi nga xam ne nii lii di gouvernement am jagleel na ko waaye laago yi laataa nag muy annoncé ab conseil présidentiel jëm ci wàllu handicap. par vous dire que tout à l'heure Yatma am na yu bëri yu mu fi annoncé. tenir nañ benn réunion dans mon bureau. très prochainement avant la fin du mois de décembre dana ma indil tous les présidents des associations. pour que ñu waxtaan pour élaborer ce qu'on appelle le plan de travail de 2018. si biir plan de travail boobu tam la ñuy proposer au président de la République
pour que mu lancer def benn conseil présidentiel sur le handicap. leneen lu ñu mën a jàpp nag ci célébration boobu muy xaatimuk benn convention de financement bu juróomi téeméeri million ak lii di ONG britannique bii di Safe Saver ngir nag gën a jëmmal gën a dooleel lii di taxawaayu handicapé yi jëm ci wàllu politique ak citoyenneté. ay dëkk ñu bëri bàyyeekoo ci ay dëkk fii ci Afrique daje fii ci Ndakaaru waxtaanee li nga xamante ne moom moo di analphabétisme seetlu gi nag moo di ne ci askan wi téeméer boo jël daanaka juróom fukki ak ñeent jànguñu ñu ci ëpp nag doon ay soxna li ni mel nag ñu ne dañu cee war a taxaw ci ni mu gën a gaawee ndax du yoon ba tax na am nay stratégie yu bees yoo xamante ne tëral nañ ko jàpp nañ ni itam ne bu ñu ko toppee daanaka dinañ ci gis njëriñ gu baax a baax dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow Jafara Ba. fii ci Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom fukk yeeg ñeent nee nañu jànguñu loole mu ngi génn ci ab rapport ci atum 2013 te waa ANSD ñoo ko defoon rapport boobu nag di xamle ni soxna yi ñoom la ñu gën a nemmeeku ni ci rapport boobule ñoom jànguñu. ba léegi bari na ay sénégalais yoo xam ne yii mënuñoo bind mënuñoo lire waaye. gouvernement bi jël na ci ay matukaay pour du liggéey ci loolu. boo jëlee tey 54.6 bi nga xam ne mooy analphabétisme Sénégal li ci ëpp 62% yi ay jigéen lañu ak ay xale yu jigéen. ci atum 2000 amaloon nañu réunion bu njëkk réunion boobu nag li ko taxoon a jëkk mooy xool ci yan anam la ñu mën a jàppale askan woowule nga xam ni jànguñu. ci pàcc bu njëkk bi Sénégal bi mu ko defee gis nañ ne téeméeri nit yoo xam ne yi dugal nañ leen ci programme alphabétisation yi. juróom-ñaar fukk yi résultats yi ñu bëggoon a am nañ ko ci donc loolu ay liggéey bu ñuy def la ak ay professeurs université ak ñoo xam ne ñi ñoo nekk ministère de l'éducation nationale mu nekk liggéey bu mucc ayib. boobu ak léegi Sénégal mu ngi ciy dox ay tànk waaye daanaka mbir mi sotteegul ndaxte analphabétisme bi ba léegi mu ngi fii ci askan wi. at bu nekk dinañ ubbi lu ëpp ñeenti téeméeru classe bu ci ne mu ngi def fanweeru jigéen boo defee multiplier boobu ba léegi te ñiy jàngale ci biir classe ñu tuddee leen facilitateur am nañ ci benn salaire bu ndaw superviseurs yi am nañ benn salaire bu ndaw coordonnateur am nañ salaire bu ndaw léegi nag déggoo may wax salaire bu ndaw moo tax ñu bëgg actuellement nag xeex ba nga xam ne dañuy valoriser njàng moomu dootuñu waxati facilitateur ñu boole yëpp nekk wax enseignant moo tax ñu leen di former léegi ci biir CRFPE léegi. réunion bi di ñaareel bi fukk ak ñaari dëkk di amal ñoom nag dañoo jóg boole seen doole xool yan politique la ñu mën a taxawal su ko defee ñu gën a jàppale askan wi nga xam ni jànguñu loolee nag ñu jaarale ko ku nekk sa làkk bi nga nàmp ñu jàngal la ci. jaajëfal ko moom Aminata Mbaare Sow dem ba ca Tambacounda rawatina ca quartier bu ñu naan Plateau foofee nag coow moo fa am soxal nag ab séddaleem ceeb goo xamante ne dañu ko jagleel ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw séddale googu nag ñoom dañu njort ne dafa am daal ñi ci nekk di def naka sudul noonu ba tax na sàkku nañ ci préfet bi mu taxaw ci jël ci itam ay matuwaay dañu fay fekk suñu correspondant di Moussa Marki. ginnaaw quartier Pont keroog ci école bu Naama Diallo ñu doon fantasiro ci lu jëm ci wàllub nan la ñu war a distribuer ceeb yi nga xam ne indil nañ ko néew ji doole yi fi mu nekk ni askan wi yeewoo ci quartier Plateau ñoo daje ci collège bu Afia ñoom nag ñuy ñaawlu anam yi nga xam ne tànn nañ ko njaboot yi nga xam ni ñoo war a jot ay saaku ceeb loolu nag ñu fas yéene ko amal talaata biñ jëm. non liste boobu su jàllee c'est parce que dañu am na ni ñu taxawee parce que dañoo xam ne. liste boobu suñ ko jàllalee nañ xam ne du liste quartier bi moo jàll et que bu loolu weesoo danañu xool ne c'est fini commission bu ñu tegati plateau lu ñuy xoolaat la. 160 kon ménage la parce que bu fekkee kër bu nekk dafa war a am 160 kon soo xoolee 160 par kër la te yaakaar naa quota plateau sax ëpp na loolu tey plateau mu ngi dem ci juróom-benn téeméeri kër ou juróom-ñaar téeméeri kër nga jox ko téeméer ak fukk ak juróom-benn fukk. askan wi yeewoo ci quartier Plateau bëgg nag ki nga xam ni moom mooy préfet bi na daal di nag àtte mbir mi laata koon leneen di ci jib. ci fàttali ci fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu génn programme d'urgence sécurité alimentaire dikkoon nañu ci département bu Tamba wàcc fi li toll ci junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti tonnes ci wàllub ceeb loolu nag ñu façon ko yéene distribué ci luy toll ci juróom-ñeenti communes yi fi ne. ci fàttali département bu Tamba ak département bu Goudiri bokk nañu ci juróom benni département yi nga xam ni ñoo gën a ittewoo ku leen dimbale ci wàllu dund ci jamono ji ñuy wax nii. suñu yoon nekkul ci affaire politique ñun Plateau ni nii xeex ñi xeexal néew doole.
église bu Mboro amal jubilé d'or màggal juróom fukki at yi nga xamante ne am na ko mu doon ab occasion ci évêque bu Thiès sàkku ci ndaw ñi mu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di immigration clandestine jàpp na ni tukki rek mënta saafara jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko fii ci suñu réew ba tax na mu ngi sàkku ci ndaw ñi ñu delloo si seen xel ci li nga xamante ne nag xew na ca Libye Monseigneur André Guèye wax na ci ndax jàpp na ni gàcce gu rëy la dañuy teewlu ay doom ci micro Cheikh Anta Diop sëy la tiir lii wu yàlla defal waa Mboro mooy ngëm gi religion catholique diine catholique bi fi sax ëpp na léegi juróom fukki at mais officiellement juróom fukki at te loolu la ñuy xumbal tey da ci sant yàlla bu baax a baax ñaawteef la ci ñëpp sax ci suñu réew te war nañ ci rus ñun ñëpp njiit yi kilifa diine yi borom kër yi responsable bu nekk war na ci rus parce que nga gis ndaw ñi nga xam ne ñooy ëllëg ñuy lor seen bopp ñu leen di jàpp njaam loolu vraiment rusloo na te gàcce la ci ñun ñëpp rawatina dama dégg ne am na ay africain yiy jaay seeni moroomu africain comme njaam peut-être que li fi xewoon ca téeméeri at yàlla passé dañoo waxoon ne tubaab yi ñooy jaay mais léegi ñun ñuy jaay suñu bopp te loolu vraiment rusloo na gàcce la ci ñun ñëpp ma profité ci pour wax ne xëy na jeunes yi dañoo foog ne avenir bi maanaam li tax ñu tekki fale la waaye defe naa fii la ñu yàlla dénk sunu réew la ñu yàlla dénk te ñu war koo liggéey ndax ñu am ci itam sunu ëllëg sunu avenir sunu mbégte sunu développement. ma profité ci pour wax jeunes yi ne liggéey du rek nga toog ci bureau liggéey mooy lépp li nga xam ne mën nga ci sutura sa bopp nga am ci sa dignité liggéey travail manuel liggéey ak sa loxo mu ngi fi mbay maa ngi fi. ci li xew ci Libye la ñuy des lu toll ci téeméeri doomi Sénégal ak juróom-ñaar fukk ñoom ñooy daal di ñibbisi ni ki tey nguurub Sénégal moom moo leen di delloo si ñu ngi leen di xaar bu juróom-ñeenti waxtu tegale ñeent fukki simili ak juróom 21h15 ñu ngi leen di xaar fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor doomi Sénégal yooyu nekkoon ca Libye ñoom ñoo sàkku nag ci nguurub Sénégal ñu dimbali leen ngir ñu ñibbisi ndax ay jafe-jafe yu tar yu ñu fay dund. ñu ngi leen di xaar ni ki tey jii fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu doon ab communiqué boo xamante ne mi ngi tukkee ci ministère des affaires étrangères ñu wax ci conseil municipal bu Ziguinchor foofee nag delloo nañu njukkal ki nga xamante ne moom moo di Jean Lassalle doon doomi France boo xamante ne moo fa njëkk indi ab usine d'électricité foofule waaye itam joxoon lu toll si ñetti téeméeri gox ay ambulance loolee nag ñu rafetlu ko ba tey ba tax na maire ba di Abdoulaye Baldé ak ñi mu àndal daal di ko fay tuddee ab rue foofule ca Ziguinchor dañu fay fekki suñu correspondant Boubacar Diassi. bésu sargal koo xam ne peut-être que bu muy jëf pour suñu dëkk boobu ñun ñi ñëw gane woon ci àdduna mu doon koo xam ne moom moo def électricité bi fii ci Ziguinchor boobu ay jamono yooyu électricité bi peut-être quelques heures la doon ñëw ci biir ville bi. donc bu ne doon koo xam ne dafa participer ci tabaxu Ziguinchor. mënuñu woon bañ a sargal ku mel ne noonu surtout Rafi Doli mi continuer di jàppale Ziguinchor di jàppale Casamance parce que at bu nekk dina indi ay ambulance yu bare jagleel ko dëkku Casamance yi rawatina dëkku kaw yi donc joxe na plus de 300 ambulances yoo xam ne ñetti téeméeri ambulance yoo xam ne dina ko jagleel village yi donc kooku je pense que sargal ko mënuñ ko fay action yoo xam ne mu ngi koy def mu ngi jàppale aussi ay néew ji doole mu ngi jàppale ay école di jàppale ay dispensaires yu nekk fii ci biir commune bi loolu moo waraloon vraiment ñu ne tey dañ koy sargal ci sama tour conseil municipal bi yëpp que opposition comme majorité municipale ñun ñëpp lëkkaloo voté benn résolution boo xam ne à l'unanimité lañ ko voté pour jagleel ko yoon bi.
tàggat yaram benn ponk la athlétisme ak Amadou Diaba bokk ci candidat yi xëccoo poste président fédération sénégalaise d'athlétisme fësal na candidature am moom Amadou Diaba am na ñoo xamante ne nag taxaw nañu temm ngir gunge ko ndax jàpp nañ ne poste boobu war na fa mën a nekk ndax moom kese mooy doomu Sénégal boo xamante ne mës naa am ab médaille olympique fàttali ne élection boobu ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre kii di Cheikh Tidiane Boye moom it bokk na ci ñi xëccoo poste boobule di président fédération sénégalaise d'athlétisme mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi fi lekk simili yu néew Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew xibaar yi ci français lay doon ñu ñaanal leen fanaan jàmm